bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi tàmbali sunuy kàddu ci sant yàlla mënoon koo tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim li tax ñu def ko alhamdulillahi rabbil alamin mooy dañoo sant yàlla bi nu yàlla boolee ci jotaay bii ñu séq ko nag ak ñoo xamante ni nii dañ fee fekkante ñu fekk fi sunu bokki deret fekk ci sunu bokki bopp te mu mel ni bi ñuy jóg yëguñu woon te yëgante wuñu woon sax ni dinañ daje fii kon suñ fi dajee fekk fi loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax rafet lu it taxawaay beeg jigéen ñeeg nit ñeeg niñ fi dajee te liñ fi dajale di lenn kese regroupement national taxaw pour taxawu mareyeur Sénégal mu mel ni mareyeur Sénégal jot nañ ñu taxawu leen li tax ñu jot ñu taxawu leen mooy yéen a ko wax léegi ni 14 raisons teew na fi kon mu mel ni bi ñu wootee raison yëpp am na benn bu ci nee rek am na ku fa jóge ñëw kon benn raison jagul ci wàllu pes bu jagoon boo wootee am koo xam ne dinañ la man jarul may ñëw parce que fi ñu nekk baax na kon mu mel ni engagé wu nañ que ni ñun ñi nga xamante ni ñoo mujj a judd ñun ñoo war a defar pes parce que bu ñu fekkoon mu baax kon bu ñu ñëwee dañuy jël rek sof ca mais comme dañoo ñëw pour defar kon bari na lu fi yàqu yàlla dimbali nu nag ñuy ay nit ñoo xamante ni nii man damaa kontaan personnellement parce que li ma fekk ci mbooloo bari na mais boo ko xaajee ñaari xaaj benn xaaj bi kenn ku ci ne mos na maa jëflanteeg yow te li ma jëflanteeg yow lépp lu rafet la ba tey ma ñëw taxaw fii fekkaat la fi jàkkaarloo ak yow. pes nag bari na ay rëq-rëq mais li ci ëpp wax nañ ko léegi ñun mareyeur ñoo ko war a defaral suñu bopp ci wàllu liggéey bi ñuy liggéey ci wàllu naka la ñuy taxawaatal liggéey bi et tout parce que tey bis bu nekk nga gis mareyeur bu naan état war na ñoo gestu état war na ñoo gestu ñun état gestu ñu du yomb parce que état daanaka bu nattee dooleem natt suñu bos ñun ak moom ñooy tolloo te li tax ñuy tolloo mooy li ci ëpp ñun ñoo ko dollil suñu bopp muy ci wàllu matériel bi ñuy liggéeyee tey da ngay gis oto boo xam ne nii matériel am ak jënam yëpp dafa waroon a taxaw ci benn 2 millions wala 3 nga xam ne bu la état doon dimbali tey dina la dimbalee 3 millions nga ni jox na ma capital mais boo réglé oto ba ak perdal ba nga ca def ak la nga ca def ci kees yu mag ak yëpp day dem 10 millions suñ ko réglé sa morom su boobaa bu la état waree dimbali lu muy waaj lay doon ndax bu ko xoolee milliards yu baree lay doon. kon loolu ñun ñoo ko war a xoolal suñu bopp delluwaat ci li nga xamante ni nii mooy kees yu ndaw ya dellu ci li nga xamante ni nii mooy li nga xam ni mooy ñoŋal liggéey bi. li muy wund nag mooy liggéey bi lépp lu ci bokkul nañ ko ci génne lépp loo xam ni bokkul ci liggéey bi rek nañ ko ci génne mareyeur kenn yërëmu ko li tax kenn yërëmu ko mooy bari na fonctionnaire buy fayeeku di liggéeyal état. soo gaaree ñaari cargo ni mareyeur bee moo ko moom benn bu ne jënd na ko 12 millions jënd nay kees jënd nay nangam minimum day demee 80 millions te bu Tabaski jotee doo am lu mu jëndam xar kon boobu liggéey nañ ko seetaat. liñ ci def bari na te liñ ciy jariñu du bëri di am contentement nag bu baax a baax ci dëkk ba ma jógee muy Joal Fadiouth ku xam Joal xam ko ci pes xam ko ci tefes goo xam ni tefes gu mag la kon su ma fa jógee ñu ni man maa leen représenté fii damay sant yàlla ci boor boobu bu baax a baax. ànd ak délégation boo xam ne nag bari na trop am ñoo xam ni ñu ngi ci ginnaaw war a ñëwaguñ dëkk bu mel ni Joal nag dëkk bu ñu mën di gestu ci pes la dëkk yëpp sax la ñu war a gestu ci pes mais rawatina ci dëkk boo xamante ni quai de débarquement bu mag la kon lépp loo xam ni luy rëq-rëq la rek ci wàllu pes nañ ko tënk teg ko fi ñu ko war a teg ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm le président Thierno Mbengue bi ñu ko fekkee fii nga xam ni ñun ak moom ñoo bokk lépp presque parce que ku wax ku dëkk Ndang wax ku dëkk côté Daaru Mbay Jaalo xam ni ñoo bokk lépp kon daal ñi ngi rafetlu bu baax a baax teewaay bi nga xam ni teew nañ ko fi di rafetlu bu baax suñu nijaay yi nga xam ni ñoom lañ fi fekk te bokk ak ñoom deret ñu jógee jifir ñu nekkoon fa ak ñoom it aussi ñu nekk ak ñun nekkin bu rafet kon daal nii la rek kenn ku ci ne rek jàppal ni lii yow yaa ko war a defaral sa bopp di wax le président engagé nga li tax nga engagé mooy yaa jiite regroupement national ànd taxaw mareyeur yi te mareyeur yi soxla ku leen taxaw bari na it rëq-rëq yu ci nekk bari loo xamante ni lu ñu war a defar la kon jàppal ni regroupement bii judd nii mooy li nga xam ni moo war a defar lépp kon jàppal ni yow defar moo la tax a jóg ñi ngi ziare ñëpp di bëgge ñëpp di rafetlu jotaay beeg ni mu demee jërë ngeen jëf. salaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñi topp seen chaîne Texcom TV Bamba tey ñu ngi fii ci Joal
di dalal ku tudd Sidy Daffé mu nekk mareyeur fii ci quai de pêche bu Joal di yëngu nag bu baax a baax si wàllu association yi Sidy ñu bàyyi la nga présenté wu. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina ñu ngi ziare ñëpp di bëggee képp koo xam ne yaa ngi seetaan sunu seen Texcom TV Bamba man la Sidy Daffé chargé de communication ci association bi nga xamante ne nii mooy regroupement national ànd taxaw mareyeur yi. voilà Sidy ñu gis ne da ngeen a taxawal benn association bu bees bu tudd regroupement national ànd taxawu mareyeur yi léegi ñu bëggoon a xam rek. bi ngeen defee seen assemblée générale ba pare def point de presse ba monter seen bureau ak yooyu yëpp lan la nit ñi mën a xaar ci yéen. waa jërëjëf question bu am solo li nit ñi nar a xaar ci ñun bëri na parce que regroupement national ànd taxaw mareyeur yi yaakaar naa ni juddu bi mel rek ni lañ bëgg màgg gi deme ni regroupement la boo xamante ne nii dañ koo taxawale ko ci loo xamante ne nii ay ndaw lañ ay liggéeykat yi jën nekk ci secteur bi di liggéey. ku nekk xam secteur pêche échange bi nii ni mu mel ci wàllu jafe-jafe ni mu mel ci wàllu liggéey bu sooxe ni mu mel ci wàllu lépp ñu nekk ci nag di liggéey te liggéey bi niñ ko séqee yaakaar naa organisation képp lañ mën a def ba tax na lépp luy jafe-jafe liggéey bi ñu mën koo jooy fi ñu ko war a jooyee wax ko fi ñu ko war a waxee àndit xuti ci sunu tànk tubéy taxaw. regroupement national ànd taxaw mareyeur yi li ko tax a jóg lenn képp la liggéey rek dox jëm ca kanam moo ko tax a jóg. am nañ itam ay ambition yu bëri yoo xamante ni nii regroupement national ànd na taxaw nas ko ak membres yi nga xamante ni nii ñoo ci bokk yëpp di jiital ci wax ji nag sunu président Modou Gueye moom mi nga xamante ni nii moo jiital regroupement national ànd taxaw mareyeur yi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di waxit ni daanaka ci kàddoom ci la ñuy waxee. waaw ñu gis ne dina jafe trop tey jii association bu mu munti doon nga tëb rek di demal sa bopp nii surtout yéen ñi nga xam ne mareyage ngeen di def. donc il faut ngeen collaborer ak ministère beeg affaire yu mel noonu quoi yéen nan ngeen xalaata liggéeyee ak autorités yi état beeg yooyu. waa ñun ni ñu xalaata liggéeyee ak autorités yi mooy toog jàkkaarloo ak ñoom parce que autorités yi ginnaaw bi nga xamante ni ñoo ñu jiitu ñun rek la ñuy déglu li tax ñu ñuy déglu mooy tey ñun ñi nga xamante ni nii ñu ngi ci secteur de la pêche di liggéey ci jën wi man miy wax ak yow ak keneen ku mel ni man mun naa ni li ma xam ci wàllu pêche en tant que place yi li ciy xew ak jafe-jafe liggéey bi ki nga xamante ni nii moo ñu jiito muy sunu ministre xamu ko kon moom ku mel ni moom daf ñuy tàllal loxo à chaque fois pour ñu ñëw jàkkaarloo ak moom wax ko li nga xam ne nii mooy doléance yi parce que à chaque fois xam doléance yi jën yi tefas gi nan lay doxee nan moo ci metti mu taxaw ci loolu te ku ci mel ni ñun bu toogee ak ñun dinañ ko wax li nga xamante ni nii mooy doléance yi parce que secteur de la pêche am na doléance yoo xamante ni nii am na fi metti na trop surtout côté mareyeur am na jafe-jafe yoo xamante ni nii à chaque fois fi mu ne ñu ngi naan jën dafa manqué mais mareyeur bu amee jàppale mën nañu liggéey ci Sénégal xeetu liggéey yoo xamante ni jën mën na fi sax bañ di manqué parce que jën a ngi am mais mareyeur yi am nañ jafe-jafe financement am nañ jafe-jafe ci wàllu liggéey bi ba tey jii ñu ngi lancé appel di tàllal loxo état ni ko na gestu mareyeur yi indi leen financement yu baax defal leen ay chambre froide ba jën yi nga xamante ne ni moo fi am su fi amatee ñu mën koo jënd denc ko ba bu réew mi ñàkkee jën ñu génne ko di leen ko jox parce que nag mareyeur warut a ñàkki jën tey ni dépôt ceeb di amee dépôt dawlin am dépôt farine am noonu la dépôt jën war a am parce que jën yaa ngi am dëkkul ci manqué chaque jour souvent mu am jamono yoo xamante ni lii am bari na bari goo xam ne bu dencukaay amee rek suñ ko jëndee liggéey ko denc ko ci saa yu ñu soxlaa rek pour génne ko war nañ koo mën a génne te bu boobaa dina jariñ réew mi yëpp. est-ce que mës ngeen discuter ak ñoom par exemple autorités yi ci lu mel ni ñu defal leen chambre froide comme noonu nga ko waxee noonu. waa xam naa du ñàkk sax parce que organisation yi amoon na avant suñu organisation mun naa ni suñu organisation moom mucc mais xëy na gis-gis yi du bokk jëfin it aussi du doon benn mais yaakaar naa ni autorités yi bu jàkkaarloo acteur bi nga xam ne mooy liggéey su ko dégloo su ko waxee li nga xam ne mooy doléance am parce que autorités yi am nañ ay oto yu ñu dig mareyeur yi am nañ ay yeneen ak yeneen yu ñu dig mareyeur yi mais dafa jot sëkk autorités yi nga xamante ni ñoo yor wàllu pes ñu gestu pes xool li nga xamante ni nii mooy li nga xam ne mooy jëme pes kanam ñu xotti ci seen tànk tubay te association nationale ànd taxaw mareyeur yi ci lu mel noonu ci lay dox ci jafe-jafe yu mel noonu ci lay dox ba tax na xotti na tànk tubayam lépp loo xam ne jafe-jafe pes la lu mu ci xam wala lu mu ci xamul dina jéem a dox ci loolu noonu ba indi ko teg ko ci taabal ji jox ko ñi nga xamante ni ñooy njiit yi boobaa ñu ànd liggéey ci ñoom parce que yëkkati pes ca kanam rek mooy li nga xam ne ni moo ñu tax a jóg.
waaw ñu gis ne association mareyeurs yi dañoo bari mais lan moo waral loolu pourquoi ñu jóg rek créer seen association au lieu que ngeen booloo nekk benn pour mën a gën a ñoŋal seen liggéey. waa association mareyeurs yi bëri na mais xëy na li tax mu gën a bëri mooy ñun ñëpp dañuy ay mareyeurs ba pare gis-gis yi war a doon benn te doonul benn parce que tey yaakaar naa association yi fi jiitu ak yi mujj yëpp benn secteur bi ñoo ko bokk di ci liggéey benn secteur bi ñoo ko bokk nekk ci di ci xëy di ci gont kon mu mel ni ñoo war a bokk benn gis-gis ñoo war a bokk benn xalaat parce que ñun suñu association bi mujj a juddu barki Dembo Ndiaye la juddu yàggul mais am na ay association yu ñu ko seqal yoo xam ne presque lu toll ñetti association tey ñoo bokk benn gis-gis joxante loxo ànd pour liggéey jëmale li nga xam ne ni mooy pes ca kanam ñi ngi gërëm la passage ki nga xamante ne ni mooy président Thierno Mbengue ci taxawaayam ci soutenir gi nga xam ne ñëw na soutenir ñu ko ànd ak ñun ci liggéey bi laaj ñu lan moo ci sunu xalaat laaj ñu lan moo ñu tax a jóg ñu wax sunu ambition far yàlla def sunu ambition bokk ak ambition mu tàllal ñu loxo pour ànd ak ñun ci liggéey ci jamono yooyu noonu nga xamante ne nii defar pes bi moo ñu tax a jóg mu mel ni rek ñun bu ñu àndee tey xool bokk fu ñuy xool bokk fu ñuy gis li nga xamante ni mooy secteur de la pêche dina jëm ca kanam parce que secteur de la pêche jafe-jafe yi mu am jafe-jafe organisation képp la tey boo ñëwee fi nga xamante ni mooy place ñuy liggéey da ngay gis mareyeur boo xamante ni li mu investir ci xaalis millions yu bëri la nga xool millions yi mu investir liggéey ba demewul noonu parce que tey da ngay gis mareyeur bu jënd oto 10 millions jënd ay kees boole benn mareyeur rek presque investir 80 millions bu tabaski jotee mu am problème mu xar kon kooku liggéeyam am na nu mu war a doxewu ni kon loolu problème la ñuy lancer appel tey képp koo xamante ni yaa ngi ci secteur de la pêche di liggéey ñu fexee organiser waat liggéey bi ba indiwaat liggéey bi ci keesu jën keesu glace ñu defee ko noonu parce que nag tey kenn jëndul ñaari saaku ceeb di ko jaay benn saaku kenn jëndul juróomi kilo mburu di ko jaay benn kilo mburu kon pourquoi mareyeurs yi taxaw bëgg a jënd ñeenti keesu jën di ko jaay ñetti kees loolu itam problème la beneen bi ci des mooy matériel bi bari na bari goo xamante ni oto yi nga xam ne ñooy yeb jën bi dem nañ ba ñaari oto yu nekk nombre bi ñuy yeb nombre ñetti oto la à cause de lan liggéey bu yàqu ñuy jël kees yi di ko renforcer di def ay perdal kenn ku ci nekk boo jëndee juróomi kees jënd ñetti kees dolli ci pour mu gën a fees loolu itam jafe-jafe la ñi ngi koy lancer appel di ko lancer ki nga xamante ni mooy ministre bi di ko wax daal ni ko dafa déglu ñi nga xam ni ñoo nekk ci secteur bi di liggéey lépp luy seen i jafe-jafe ñu taxaw ci tey dig nañ ñu ay oto projet am na boo xamante ni jël nañ oto yi pour jox ko mareyeurs yi mais tey bu ñu joxee oto yi mareyeurs yi te organiser wuñ liggéey bet mook bañ leen koo jox rek moo yam kon nañ déglu mareyeurs yi wax li nga xamante ni nii mooy seen xalaat ñu ànd liggéey ci loolu noonu te xam ni ñun secteur de la pêche moom kese moo ñu tax a jóg association nationale ànd taxaw mareyeurs yi aussi liggéey pour pêche jëm ca kanam kese ak taxaw xeex li nga xamante ni mooy immigration clandestine ba li nga xamante ni nii mooy corona bu fi jógee 0 cas clandestin jóge fi 0 cas loolu itam ci sunu ambition ci la bokk ak it di ñaan li nga xamante ni nii ñoo nekk ci communes yi ñu bàyyi oto jën yi nga xamante ni nii ñooy yeb jën yi côté ba buñ ñëwatee am foo xamante ni nii foom la ñuy taxaw di lancer appel itam ministre bi mu dimbali ñu ci li nga xamante ni mooy kaw tali bi suñu diggante ak gendarmerie oto yi nga xam ne fi lañ ciy jaar te boo ci jëmee fu sori xam nga teg lu bari ci taabal ji lépp nga di ko ci yamale ñuy lancer appel loolu itam pour ñu taxaw ci bu baax a baax. sëñ Sidi tontu yi am na solo macha allah leer na léegi ñu bëggoon xam rek sa kàddu gu mujj ci waxtaan wi. waa sama kàddu gu mujj mooy maanaam daal ñu bàyyi secteur de la pêche xel. xamit ni mareyeurs yi ñi ngi liggéey am na ci mareyeurs yoo xam ne ñi ngi ak bopp am nañ xam-xam ci wàllu liggéey bi nañ leen gestu dimbali ñu ci ay financement ba ñu am li nga xam ne mooy ay chambre froide di jënd jën bi di ko liggéey ci suñu réew mi ba nga xamante ni bu manqué ñu mën ko di génne di ko jaay parce que jën ñàkk na mais continué wul di am continué wul itam di ñàkk mais dina am période boo xam ne kenn ku ci ne da nga naan fan laa koy jaaye ji kon tey moo mënoon a denc tey ji ay tonnes yu bëri sama morom denc ay tonnes yu bëri buñ demee ba benn secteur bi nga xamante ne nii problème nawet ñëw na ngelaw am na gaal yi demuñu géej su boobaa dinañ am jën boo xamante ni dinañ ko génne pour yóbbu ko te loolu noonu waxi kese defu ko financement moo koy def kon nañ ñu dimbali ngir yàlla financer mareyeurs yi jox leen financement teg leen ci condition yu wóor ñu liggéey parce que jën bi nag ni muy génne di dem loolu la war di mën a dese ci suñu réew ba nga xamante ne nii duñu ñàkk jën benn yoon parce que tey ay usine fi yoo xam ne ay farine de poisson la ñuy def léeg-léeg ñu toll période boo xamante ni jën bi nga xam ne moom la ñuy def farine de poisson jën bu baax lay doon mais ñàkk dencukaay ak ñàkk chambre froide ñàkk lu ñu def mooy waral ñoom ñuy jot ci jën boobu noonu kon ñuy lancer appel le ministre ba ci président de la république mu jekku gestu mareyeurs yi
taxaw ci loolu noonu jàppale leen ci wàllu financement ba secteur bi nga xam ne nii ci loolu lañ nekk di ci liggéey ñu mën cee liggéey bu baax a baax. diggante mool yi aussi ak bateau yi bari na problème yu ci nekk yoo xamante ni nii mool yi nga xamante ni ñooy dem géej ñoom ñoo ci mën a développer ci lu bëri parce que ñun ay mareyeur lañ te ci kaw tefes gi lañ yem. mais ci gis-gis bu gàtt rek jàpp naa ne bu ñu leen organiser waatoon ba bateau yi di dem 12000 miles ci kaw gaal yi yom it yem fi ñu yem yaakaar naa su boobaa kenn ku ci nekk mën nga bañ a yem ak sa morom dara parce que fa bateau di jàppee gaal mënu faa jàpp fi gaal di jàppet aussi comme gaal moo fa war a jàpp ñu bàyyi ci loolu xel organiser waat liggéey bi bu baax a baax ñi ngi jaare ñëpp di bëgg ñëpp di gërëm Texcom TV Bamba télé bi nga xamante ne nii problème askan wi rek moo ko tax a jóg di jaare ñëpp di bëgg ñëpp di wax ni gars yi nañ bàyyi site bi xel bu baax a baax jërë ngeen jëf. baax na sëñ Sidi ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci tontu yi lépp leer na mbokk internet yi loolu moo doon waxtaan wi ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen émission jërë ngeen jëf.